Mambo, mambo, saway wades nindaya. Tusuge ki bawan, ngelaw lirir, moñi andilat sa kanam. Bidu si ñëwee ba dellu, yow géej naqar nga ñu bàyyee. Borom gaal gi tam contre courant saa su ñuy bëri way ngelaw li di ñu ko dégtal. Su dee dëgg la ni géej gi kuy may jàmm nga. Maa ngi yeey ñaan yow géej gi fexeel ma gis ko. Ey borom gaal gi tam contre courant saa su ñuy bëri way ngelaw. ayca asalaamaaleykum waa Yoff ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte contentement jàkkaarloo gën suñu télévision locale Yoff Mbollo TV télévision bi nga xamante ne mu ngi nekk ci biir Yoff di fi liggéey bu am solo macha allah kon nag saa su nekk bu ñu waree jàkkaarloo yéen ci télévision bi rek daf ñuy neex dañuy yàkkamti lool jàkkaarloo yéen les téléspectateurs de la télévision Yoff Mbollo TV on est très fiers de vous kontaan nañ ci yéen bu baax a baax donc yaakaar naa gis ngeen tey fi ñu nekk nii ñoo ngi fii ay Yoff garage xaw ma daagu daan lay wax xaw ma denaar lay wax en tout cas ñoo ngi ci benn place publique bu rafet macha allah ñëpp xam ne fi ñu nekk nii li ñu fi indi nekk lu am solo la yaakaar naa defoon nañ ko la fois passée ndax umpale ñu ne actuellement ay Yoff dañu am benn ASC boo xamante ne nii dafa génn ci biti représenté Yoff muy ASC Ngaparou yaakaar naa dem na jouer finale régionale ba yàlla may ko ci ndam incha allah le 30 août la war a commencé phase nationale yi waaye avant loolu lépp dañu war a jublu ci leneen loo xamante ne nii muy finale départementale boobu ndëkk mën nañ ko programmer à tout moment xamaguñu ndax dañu ne woon bu mondial bi jeexee naam mondial bi jeexul waaye xam nañu ne Sénégal dañu ko éliminer donc nag mën nañ jàpp ne à tout moment rek mën nañu convoqué nañu kat jour temps génn football moo tax final boobu noonu dañu koy wàcc duñu xaar rek ba mu dal suñu kaw ñuy soog a jóg dañu koy wàcc léegi waaye balaa ñu koy wàcc final boobu dañuy remercier waa Yoff ndax yaakaar naa bi ñuy waajal suñu final régional Baye Ousseynou dafa am lu ñuy defoon dañu woote woon fële suñu studio Yoff Mbollo TV oote nga ñëw Bouba Sarr ñëw Alla ñëw Mar Thiaw ñëw ñu bari ñëw bi ñu ñëwee Fallou ñëw bu Bakwaar bi ñu ñëwee ñu def benn appel boobu doon appel bu am solo yaakaar naa tonton Bode Sarr mu nga fa woon bi ñu defee appel boobu waa Yoff wuyuse jàpp ci final boobu joxe seen ay contribution muy quartier yëpp de Termenor à Diamalaye bàyyiwuñu kenn ñëpp wane seen contribution indi ko ñëpp wane seen mbokk ci Yoff ñëpp wane seen jàpp ci ASC Ngaparou mu doon lu am solo kon franchement balaa ñuy commencé dara dañuy remercier d'abord le maire de Yoff moom mi nga xamante ne moom mooy première autorité bu dëkk bi dañ koy remercier bu baax ndax jàpp na ci def na ci kéemtalaay kantanam di remercier également son premier adjoint monsieur Abdounar Mbeng bu ñu tuddee ñoom ñaar dañuy tudd waa commune bi yëpp maire yëpp remercier nañ leen conseil municipal yëpp remercier nañ leen les jeunes mën naa si tudd ko mel ni Babacar su ma ko tuddee mu yóbbaale ñëpp moo aussi dañuy kontaan ci moom ndax contribution bu muy def à chaque fois gannaaw ñooñu it dañuy remercier ñi nga xamante ne ñooy borom ndombu tànk yi nekk fii ci Yoff jaraaf yi ndeeji réew yi saltige yi suñu prêtresse yi ñoom ñëpp aussi defal nañu ay ñaan ba pare joxe contribution yu am solo da leen remercier di remercier aussi toutes les ASC yi nekk biir Yoff di remercier la zone 6 di remercier APEX yi bàyyiwuñu kenn képp koo xamante ne yow yaa ngi dëkk Yoff di ndamoo Yoff di sagoo Yoff rek franchement ñun waa Ngaparou ñun waa Yoff dañu lay remercier ndax sa contribution bi nga def waaye nag warul yem foofu ndax wax naa la ko léegi nii li tax ñu woote lii nii mooy dañuy def benn appel yaakaar naa bu gën a dal appel bu gën a am solo ndax dañu nekk ci yoon yàlla may ñu am lu ñu jël waaye am na lu des ñu bëgg a jël loolu it indi ko biir Yoff ndax lépp yaakaar naa ndamu Yoff la man je suis de Mengen Alla il est de Nat keneen il est de Nangagne keneen il est de Yagoudan mais Yoff moo génn wuti ji Yoff moo génn dem uti ndam kon ñun ñëpp dañuy boole suñu ay doole xam na ñoo bokk ndey ñoo bokk baay c'est Yoff kii gañ donc ñu àndandoo dem wuti ji loolu moo tax tey jii day fam lu ñuy waajal lu am solo muy benn journée bu war a am incha allah dimanche prochain yaakaar naa mooy le 8 ñu war a daje incha allah pencum Ngaparou waaye man duma si xuus loolu ndax maa ngi toog ak koo xamante ne nii yaakaar naa doomu Ngaparou la doomu Yoff la xam nañ ko ci bu baax a baax xam ko ci sport xam ko ci bëgg Ngaparou xam ko ci bëgg Yoff muy liggéey ci Yoff liggéey bu am solo moom laay jox kaddu gi introduire ko moom mu expliquer leen carrément la moo war a xew dimanche incha allah ak nan la war a demee ak fan lay amee gannaaw moom ñeneen dinañ ñëw incha allah wax ci waaye balaa loolu damay nuyu Baye Ousseynou Diop di ko dalal bu baax Baye Ousseynou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax di jëlaay di la fay di nuyu bu baax Yoff gépp di sant Yoff gépp
di wax nag alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ndax mébét yàlla may la nga fekke tal mu may la si li nga doon wut loolu mat na sant yàlla donc ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin di ko sant nag suñu wéyjur yi suñu kilifa yi ma ne suñu wéyjur yi suñu kilifa yi suma xel day daw si ahlu bayti Seydina Limaamu Laay ñuy ziar suñu xalifa bi Baay Abdoulaye yàlla na yàlla yàggal ko fi may ko wér gis nañ seen jàppale si ñun yàlla na yàlla fayal ñu leen di gërëm bu baax di ñaanal imaam ratib bu Yoff imaam Mouhamed Ndoye ak ayima yëpp di leen sant di leen gërëm gis nañ seen taxawaay ak seen ñaan yàlla na yàlla fayal ñu leen noonu la ñuy gërëmee maire wu dëkk bi comme ni nga ko waxee Abdoulaye Diouf Sarr di gërëm vraiment conseil municipal bi yëpp le premier adjoint également aussi le chef de cabinet ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax si jàppale bi donc noonu la ñuy gërëmee vraiment matale nga wax dëgg yàlla wax bi matale nga ko noonu la ñuy gërëmee suñu kilifa yi à savoir les jaraaf les ndey ji réew saltige yi vraiment seen jàppale rëy na si ñun yàlla na yàlla fayal ñu leen yàggal leen suñu kanam mais di gërëm également APEXI donc ak son président Khalifa Diène vraiment jàppale nañ ñu bu baax yàlla na yàlla fayal ñu leen donc di gërëm également suñu prêtresse yi yaa Penda Diène ak yaa Binte Ndiir vraiment yàlla na yàlla yàggal leen dëgëral leen donc vraiment gis nañ seen jàppale mais di remercier toute la population yoffoise donc fàttewuma la zone 6 vraiment nga xam ne moo ñu boot ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm toutes les ASC comme ni nga ko waxee vraiment yëf yi def nañ ko yëfu Yoff et que Yoff moo mujjee gagné Yoff moo gagné kenn waxul Ngapparu kenn Yoff moo gagné et à la limite sax Yoff dafa yóbbaale Dakar si bayra boobu noonu ba kenn waxul Yoff mais Dakar la ñu wax ne moo gagné final régional bi le département de Dakar donc noonu la ñuy jaare remercier le grand serigne de Dakar Abdoulaye Matar Diop jàppale nañu vraiment ñaanal ñu donc def contribution am solo ñu ngi koy sant di ko gërëm noonu la ñuy gërëmee également jaraaf Saliou Samb bu Ngor donc chef de village bu Ngor di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal wér gërëm également jaraaf Youssou vraiment jàppale bi rëy na si ñun lool yàlla nañu leen yàlla fayal sant suñu wéyjur yi donc sant leen gërëm leen comité de gestion bu Ngapparu imam bu Ngapparu amuñu seen fay yàlla na yàlla fayal ñu leen mais di profito également si plateau bi di sant joueurs yi bu baax di leen féliciter donc vraiment donc wane nañ njàmbaar sagal nañ seen bopp mais sagal nañ Yoff sagal nañ département de Dakar ñoo xam liñ namm si sport bi ñuy def yàlla suñu borom defal leen lu kawe seen njort donc di gërëm staff technique bi leen doon encadré waaye di gërëm vraiment dirigeant yi mais mention spéciale supporters yi bu ma ne supporters yi dama koy teg si loxo Cheikh Gningue président des supporters mais du yam Ngapparu pour mu laal Yoff gépp laal tout le département de Dakar ndax ñëpp taxaw nañ ñu donc appel bi ñu defoon ànd si ak suñu papa Bëdd Sarr ñëpp répondre nañ si vraiment ba nga xamante ne Yoff keroog stade bi biñ ñëwee ñëpp xam nañ ne lébu yi ñëw nañ mu nekk vraiment loo xamante ne poussé na xale yi donc ba nga xamante ne arraché nañ la victoire donc à la plus belle des manières ñu siy sant yàlla bu baax loolu daal moo jëmoon si wàllu ngërëm yi donc comme ni nga ko waxee aussi muy que ne si biir loolu mooy que ne buñ ne liñ naan yoon bu jeexu rek waaxu sel du jee. loolu laa bëgg ñëw ndax yaakaar naa tu l'as bien fait comme ni nga ko tàmm di defee rek saa su nekk yaakaar naa ku la xam ci wax xam ne sa wax da nga koy tënk ci lu leer da nga koy teg ci lu rafet macha allah kon gannaaw remerciement yooyu dafa am leneen loo xamante ne nii actuellement moo ñu yëkkati actuellement moo ñu gën a yitteel moom mu doon loo xamante dañ ko war a jàpp bu baax a baax gën ci góorgóorlu muy li ma la wax léegi ne la am na ci lu ñu jëm dimanche le 8 ma bëgg nga expliquer carrément dimanche le 8 lan moo war a xew ak lan la ñu war a def. waaw jërëjëf DJ Laye effectivement yoon bu jeexusul rek waaxu sel du jeex donc yàlla dafa dogal ñu sumba te yeggaleeguñu ndax am nañ suñu kanam final départemental bu ñuy waajal war si daje ak benn équipe bu Parcelles Assainies bu tudd ASC jant bi donc ñu war a jokkoox moom donc muy Yoff ak Parcelles donc ñuy lancé waat un nouveau appel donc pour que vraiment comme ni ñu nga xamante ne moom lañ ko waxee sànq rek feccum liir moom bu neexee rek nday ja moo jàpp sa wagg ya donc vraiment Yoff bu jàppoo waatee comme niñ demee na le yaakaar naa ne lépp loo xamante ne songa nañ ko rek lépp loo xamante ne wuti nañ ko si biti rek incha allah dinañ ko indi Yoff ndax nag vraiment Yoff mérité na loolu kon ñu ngi lancé un appel ñëpp ñu ñëw jàpp si noonu aussi la ñuy waxee ne képp koo xamante ne vraiment
bëgg na si jàpp rek donc incha allah dimanche bi dañuy def une journée d'animation et de collecte de fonds donc si pencu Ngaparou incha allah donc à partir de 11h képp koo xamante ne vraiment bëgg nga jàppal équipe bi donc rek incha allah ñu ngi lay woo foofu donc di sant ñi nga xamante ne jàpp nañ si ñëpp wax dëgg yàlla donc di sant Frey Yoff ñu ngi leen di gërëm amuñu seen fay jàppale nañ ñu taxawu nañ ñu donc vraiment ñaanal nañ ñu gunge nañ ñu ba nga xamante ne donc joueurs yi yëg nañ sax loolu noonu kon vraiment xel mooy fattu mais vraiment ñu ngi leen di sant ñoom di leen gërëm di gërëm Mamadou Sylla maire vraiment ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla di gërëm vraiment Mame Diarra Diagne di ko sant di ko ñaanal yàlla vraiment jàppale nañ ñu mais di gërëm képp koo xamante ni de loin ou de près jàpp nga si vraiment amuñu fayu ñëpp donc buñ ko doon lim fii nii dafay jël temps trop donc di defaat rek un appel pour que ñëpp ñëwaat jàpp si incha allah yàlla man ñu may ndam si liñ jëm phase nationale yi déjà la date est fixe ça va démarrer incha allah le 30 août bu soobee yàlla Kolda lañ jëm donc loolu dafa laaj ay moyens donc vraiment pour mettre l'équipe dans de bonnes conditions pour que liñ fay ut mën a yomb si ñun incha allah mais final départemental bi comme ni ko DJ laay annoncé rek donc coupe du monde bi mooy woon gàllankoor bi et que Sénégal est éliminé malheureusement donc à n'importe quel moment mën nañ am une date et sur ce vraiment doon liñ naan xubbeeku balaa ngay lakkale ñu préparé wu ni ñu war a préparé wu bu nga xamante ne loolu bu egsee rek incha allah donc dinañ ko mën a doxee ni nga xamante ne ak sérénité donc que yàlla may ñu ndam incha allah si yooyu si barke Yoff donc barke mag ñi barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax alhamdulillahi rabbil alamin mais d'après ce que je comprends journée dimanche bi ni ma ko déggee mooy dañuy ñëw pencu Ngaparou day am animation mais est-ce que dañuy ñëw taxaw ñëpp nekk fa ñuy xaar rek ñii di ñëw di andi contribution dem nan la nar a demee exactement contribution bi ñu war a indi foofu noonu. effectivement bon journée la boo xamante ne xam nga mbir mi moom am na nuñ ko waroon a jëmmaale donc entre guillemets waroon nañ ko par exemple mën a feetal mais dañ jàpp ne liggéey bu sotteegul la loolu lañ jàpp donc et que tamit ku laa ne naam ne fa donc ñu ne woon à la place de fête day nekk fête effectivement mais du nekk feetu lekk ak naan day nekk feetu ambiance daje mu nekk en communion donc vraiment ñu mën a waxtaane sax déjà jël les devants par rapport ak yiñ jëm donc loolu lay nekk journée boo xamante ne journée daje la pencoo waxtaan xam nga kaf ree donc vraiment et que ku am sa ñaar dërëm ku am sa fukki dërëm indi donc incha allah ñu mën a bu ñu fay jóge ci journée bi ñu ne on est à temps pour bien appréhender le match donc ak les phases nationales incha allah. laa bëggoon comprendre su ko defee man bu may ñëw mën naa ne sama 2000 man kat ma àndaale 2000 àll buy ñëw àndaale 1000 francs mu ne moo àndaale 1000 francs donc mu ngi noonu Yoff ñu ngi leen di woo yéen ñëpp incha allah képp koo xamante ne nii rek yaa ngi dëkk Yoff yaa xam foo mën a dëkk ci Yoff incha allah le dimanche 8 juillet bii nii ñu ngi lay woo pencum Ngaparou du matin 11h lay commencé 11h si suba jëm heure bu ñu neex kuy ñëw rek na nga indaale sa participation bi nga xamante ne moom ngay jàppalee ASC bi représenté Yoff ASC bi représenté Dakar également incha allah su ko defee ñu mën a am loo xamante ne nii dinañ teg équipe bi dans de bonnes conditions joueurs yi nekk dans de bonnes conditions ñu mën a dem jëli li ñuy uti incha allah dimanche lay doon Ngaparou lay doon incha allah à partir de 11h ñu ngi woo Yoff gépp incha allah bu soobee yàlla merci beaucoup waaye nag gannaaw bàyyi seenu am na ñeneen ñoo xamante ne ñoo ngi fi toog ñoom it dama leen woo léegi rek ñoom it ñu ñëw ñu waxe jox seen contribution wax seen xalaat ñoo ngi ñëwaat ñëpp di leen bëggee bu baax a baax a baax ba tey ñu ngi continuer ci même lancé bi actuellement maa ngi toog ak un jeune qui habite ici à Yoff ñu koy wax Malick Samb muy représenté ASC Apexi ci zone 6 également aussi membre la ci biir zone 6 Malick dañu koy dalal nuyu ko bu baax Malick maa ngi lay nuyu. di jëlaay maa ngi lay fay bu baax a baax. ñu ngi am mbégte contentement ci yow bëggoon xam tey sa teewaay fii lan moo ko waral. waaw sama teewaay bi nag comme niñ fii dajee rek mooy soutenir ASC Ngaparou ci match yi ñuy dëgmal ak yenn organisation yi ñuy amal ci mois bi mais balaa loolu dama leen di sant déjà ci dalal bi di jaale waa Yoff yëpp kii xamante ne moo di Lamine Ndoye génn fi àdduna récemment di ko jaale population yoffoise bi yëpp di ko jaale mouvement sportif yoffois bi yëpp également ñu xam ne donc ku fi amoon njëriñ la woon mais comme li ñuy wax rek yàlla bu soxlaa tamit ñun jaam ji mënuñu ci dara di profiter waale aussi ci occasion bi ñëpp ñi xamante ne génn nañu àdduna ci mouvement sportif yoffois bi
di leen jaale seeni ay mbokk di leen wax ne fii ñu jëm na leen gënal fi ñu jóge waaw bu loolu weesoo aussi damay woo population Yoff mais comme que APEXI laa fi représenté damay woo APEXI 1 2 3 ñëpp ñu soutenir ASC Ngaparou bi xamante ne moo ñu représenté sur le plan départemental sur le plan régional te ñu war a dem aussi phase nationale gannaaw bi ñu jëlee ndam li ci phase régionale yi dañ leen ci féliciter di leen ci encourager xam ne tamit ASC APEXI mu ngi seen ginnaaw lu ñu mën a def pour Yoff am ndam dañ koy def ndaxte comme que Ngaparou Yoff la représenté dinañ def de notre mieux aussi pour jàppale ASC bi pour ndam li xamante ne moom la ñuy dem uti ji ñu jël ko te mu doon loo xamante ne da leen di jig waaw donc loolu la woon di def appel ñëpp ñoo xamante ne ci mouvement sportif bi lañ bokk même bu dul mouvement sportif bi Baye Ousseynou yaakaar naa ne wax na ko léegi ñu ci mel ni chef religieux yi chef coutumier yi et cetera ñi xamante ne Yoff la ñu bokk Yoff moo leen ñor lépp loo xamante ne Yoff dañ koy def ñoom ñu ngi ci donc di leen woo encore une fois xam ne nawetaanu benn at déjà dafa metti saakamtu malax nag nga war ko enchaîner waat donc sur le plan financier ñëpp xam nañ ne nawetaan dafa metti donc dañuy ñaan encore une fois ASC yëpp ñu booloo nekk ci ginnaaw ASC Ngaparou pour ñu dem jëliñ ndam li incha allah. également aussi mën nañu xaar teewaayu waa APEXI le dimanche incha allah ak seen contribution. waaw incha allah dinañu def de notre maximum ndaxte comme organisation la rek bu ñu demee dañ siy waxtaan suñu biir tamit xool nu ñu mën a jàppale ASC Ngaparou te incha allah dinañ fa teew. allez merci beaucoup Malick kaddu yu rafet na waaye it li naan xel du doy ndax yaakaar naa bi ñuy tàmbali lañ ko waroon def fàttali nañu ku mel ni Lamine Ndoye mu doonoon un jeune très talentueux pétri de talent nekkoon fii ci Yoff macha allah yaakaar naa nawetaan 2017 rek moom moo jël meilleur joueur kon de franchement xel day fàttu rek waaye suñu xel a ngi ci moom du si mës a jokk ñu ngi koy ñaanal fa mu nekk yàlla na gën a fu mu jógee comme ça continuer suñu oote incha allah le dimanche 8 juillet à partir de 11h pencu Ngaparou lay doon ñu ngi woo Yoff gépp na ñëpp ñëw ku ñëw jàpp si indi sa contribution également ñu def fête bu ndaw nekk en famille ñun la Yoff la suñu biir ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ay te maa ngi toog ak ndaanaan maa ngi toog ak artiste koo xamante ne Yoff gépp xam nañu ko ku bëgg Yoff ku mën li muy def ku fonk Yoff koo xamante ne fu ko Yoff soxlaa day teew maa ngi toog ak moom ñu koy wax Alla Ndiaye Alla nuyu naa la. fay naa la di kontaan di am lu ma yëg sama biir xol nga xam ne c'est nous dans nous benn mooy dëkkuñu fenn fu dul Yoff di santaat yàlla encore une fois parce que du ma wax standard Yoff laay wax moo xewle yàlla def na jël nañ coupe bi na gaa yëpp jàpp li may wax mooy il faut gaa yi tamit xaw a yeewu si benn côté quoi fii kañ ñaanu ko yàlla ku fi am problème yow doomu Yoff ngay gis lu mu neex fuy la mais damay ñaan encore une fois ni ñu jàpp nañu ko gën a jàpp parce que tamit standard toog na ay ati at di ko def lu ne mu toog muñ te yàlla rek tax il faut gars yi tamit yow si loolu fii nag ku aaye wala sax moo ayee nañu ko jàppale te yàlla tax di ñaan nag Yoff ni ñu jàppee nañu ko jàpp te li si gën a neex mooy foo dem si Yoff rek naan waa Ngaparou yëgal nañ ñëpp loolu moo tax ma gën a kontaan si affaire yi parce que tamit dafa neex parce que fi kenn moomul kenn parce que tamit foo dem ñu ne waa Ngaparou jaar nañ fu ne fi ngeen jàppaleen fa te yàlla mii mën a xam ne da koy def si kantunu yàlla lépp la ñuy indi ñun équipe bu mu mën doon si kantunu borom kun fiyaa kon ni ñu jàppee ni bu ko jàppee ñun ñëpp du ma Demba du ma Samba équipe bi c'est Yoff te on va casser la baraque inchallah te yàlla dañuy may ndam loolu moom jarul sax ay détails gauche ni ñu jàppee dañu koy jàpp mu jaar yoon dama la gis keroog la fa passé stade maa ngi woon stade ba ma gis bi nga ñëwee rek dugg ci stade bi rek yéeg ci tribune bi gradin yi ñëpp dañuy jokk yuuxu ñëpp dañuy kontaan la mooy indi loolu noonu Alla Ndiaye ak nit ñi Alla Ndiaye bu ñëwee xam nga rek ñëpp kontaan mu ñëw jàppale ASC Ngaparou noonu inchallah ba ASC Ngaparou am ndam mooy sant yàlla rek parce que dëkk bi Yoff kenn moomul kenn da nga yaru rek macca tàngal quoi parce que standard moo xewle Ngaparou moo xewle il faut ñëw ñu dem parce que nous dans nous nawetaan la ne quartier bu ne da ngay ñëw def li nga war def bu jeexee ne ñu xam ne Yoff la mu jeex parce que boo demee ay parcelles gars yi nga dajaloo nga dem feneen afan waa Ngor sax ñu leen remercier bu baax waa Ngor franchement jàpp nañ si affaire ñu ngi def ay ñaan lii bi parce que xam nañ ne deret la quoi waa Yoff nag encore une fois nañu gën a jàpp comme waa Ngor ñoo jàpp massement ñun moo tay passé man am naa lu ma yëg jooy naa jooy boo xamante ne man maa ko wax yàlla quoi di ñaan nag yàlla ñu yàlla defal jàmm quoi te nag wax nga fa bam solo te kenn mënul wax fàtte quoi Lamine yàlla ko yàlla yaram te xeere ko àjjana yaakaar tas na benn xam ne xulu xaq wala kaana muran bu ñu leeral sa waxal dëgg te inamal mooy xam nga te àddina ni lay demee quoi mënuñu ko fàtte bay laayu ma diin Ngaparou ndëkk moo xewle gars yi dimanche ku ñëw boo andee sa dërëm ñaar dërëm nañ ko def ñu ñëw dimanche yaa ngi foofu
ma nga fa on va casser la baraque dimanche kay mooy il faut ma ñëw te bu bees laa génn sax. yaa war a ñëw gérer ambiance bi. loolu dafa jar a ŋaang loolu maa ñëw gérer ko ñu xam ne rek seenu daanu te nag di leen yëgal le 7 bi. waaw parce que dimanche bi balaa ñuy ñëw samedi ci guddi am na lu war a xew. waaw samedi si guddi maa xew la tey waa Ngaparou gépp laa soxlaa ñu ñëw fii Ngaparou maa leen di wax yéen ñëpp ñëw leen sama bés le 7 fii ñu jax si dëkk bi dina xamal ne kuy waay joddu wàlle Sala Ndiaye aram penda ku mën lu yëg jéggi waxuma mbengeen waxuma Ngaparou waxuma daagu daan waxuma dinaan waxuma standard yoo fa xewle xam ngeen ne lii dafa neexooy yoo fi géej fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ fekkee baaxooy maa ngi ñaan si yàlla mi borom kun fa yaakun fii ñu jëm mu leer nañooy mu leer boole nañ xol yi ku am yaay ju baax way ko ku am baay bu baax way ko di santaat Abdoulaye Diouf Sarr yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla ko yàlla defal jàmm te yàlla na yan bi ëf si kawam moo Abdou Naar ñoom ñëpp di remercier ñëpp di kontaan yow laay yàlla gën a wér bat bi parce que ñun on est fier te Yoff kii la ñu am Yoff kii la ñu am dañu ko jàpp parce que tamit ku fàcc sab ànd boo dem fekk borom toog fa te ndëkk buy neex ñun la buy neex nañu yàlla mi mën dara ko siyaas yaa ngi ci biir le 7 rek ça doit chauffer incha allah dimanche ñu eggali affaire yi. et merci beaucoup l'artiste merci beaucoup Alla Ndiaye moom toujours il est égal à lui-même toujours daf ñuy jox humour xam nga jox ñu ambiance saa yu ñu daje ak moom rek dañuy kontaan dañuy fo dañuy kaf dañuy ree incha allah moom Alla Ndiaye dafa woote le 7 incha allah fi ñu toog nii lay doon na waa Yoff gépp ñëw jàppale ko incha allah ndax mooy suñu doom mooy suñu artiste le 7 bu ñu jógee ci àll bu ñu xëyee dimanche incha allah à partir de 11h le matin ñun ñëpp pencum Ngaparou fo kafre jox ci ñooy contribution àndaat bokk ndey ba tey yaakaar naa dañuy ñëw ci mujjantal gi ndax fi la ñuy daanelee ndax yaakaar naa ku wax sport ku wax football wax supporter bu ñu waxee Sénégal sax wa 12e gaynde kon bu ñu waxee nawetaan ba ñu wax lu mën départemental régional wax supporter ndax supporter yaakaar naa mooy gunge équipe mooy dooleel équipe supporter mooy tax jour bi ne ci terrain bi di rey boppam moo koy encouragé moo koy jox courage jour boobu yaakaar naa bu découragé sax bu gëstoo xool gradin yi gis supporter yi sax xam nga dafay gën a am jom dafay gën a am cawarteef kon nag actuellement ñu ngi toog ak le président des supporters de l'ASC Ngaparou su ma nee président supporter ASC Ngaparou moom bu toogee dafay représenter tous les présidents supporters yi nga xam te ne ñoo nekk président supporters yi nekk ci ASC ci Yoff kon nag Cheikh ñu ngi laay waxal léegi nii moo ngi toog dama koy jox kàddu gi Cheikh bàyyi ko ak yéen moom it mu def appelam oote wax lu muy wax après mooy loolu Cheikh na nga def. Aïcha DJ Laye di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Yoff à travers Yoff Mbollo TV yow di la ñaanal comme ni ko Alla waxe quoi di la ñaanal réussite totale nga dem ba am sa magazine bopp doon romba sax ay DJ Boubs wala yooyu noonu comme ni nga ko waxee rek li ñu fi dajale tey lenn la ASC Ngaparou moo xeeloon ñu toogoon Yoff lancer un appel toute la population de Yoff ñoom ñëpp ñu ñëw uy señu kon dafay jaadu buñ tolloo ci benn phase bi am benn pas buñ seex yi day jaadu ñu toogaat remercier toute la population de Yoff di leen wax ne gis nañ seen ñaan gis nañ seen jàppale ci zahir ak ci baatin comme ni ko ñëpp waxe fii sànqa Yoff dafay day jooy benn doomam boo xamante ne moom lañ naan Lamine Ndoye ñu ngay jaale famille bépp di masaw coono toute la population de Yoff ndax doomu Yoff la te Yoff daf ko soxla woon mu doonoon yaakaaru Yoff ñu jëloon lu bari teg ko ci moom ndax gisoon ndax talentueux am yaakaar ci moom tey yàlla nag yemale ko fii li des kay mooy di ko ñaanal yàlla fi mu jógee fi mu jëm gënal ko fi mu jóge yàlla xaare ko ci àjjana yi gën a kawe comme ni ngeen ko waxee yow ci gàttal sax di daanaka di jeelaa yow wax tënkoon nga wax ji waaw ndax ni nga ko résumé jaar na yoon moo tax bi ñu bàyyi Ousseynou toogaatee man dama ne woon bu ma toogee sax du ma xamante lu may wax mais itam dafa am loo xamante ne dañ ko dëgmal muy benn bëccëg mooy nga wax ñu jund ko fii sànqa muy dimanche le 8 juillet ah dañu woo képp koo xamante ne Yoff moo la ñor ngay doomu Yoff dëkk bi tax la jog Ngaparou moo lay woo ci penc mi du fait nag comme ni ko gars yi waxee quoi dañuy def journée collecte de fonds quoi maanaam pour au gars yi ñu ñëw sur le plan financier parce que ku ne xam na ne nawetaan dafa metti waxatuma laax nga diire année bi yëpp nga bëgg ko jouer loolu nag bu ñu ko mënee ci ndimbalu waa Yoff la waa Yoff ñooñu soutenir jàppale ñu bu ma ne waa Yoff sax day ndaw waa tànk laay wax ndax Ngor Wakaam Yoff keroog terrain ñëpp laa gis waa Ngor waa Wakaam waa Dakar et cetera ku lim da ngay juum di wax ne kontaan nañ ci Cap-Vert gépp ci waa tànk mais particulièrement mention spéciale waa Yoff gis nañ seen taxawaay ñu ngi leen di ñaan dëkk li ñu namoon li ñu boole woon ba tax ñu accompagner ñu ba yàlla indil ñu phase régionale bi loolu lañ noonu la ñuy taataale suñuy loxo di leen ko tàllalaat ñu ñëw accompagner waat ñu ndax phase départementale comme ni ñu ko waxee
kenn souhaité wul woon lii Sénégal teel a toog ni si mondial bi mais comme dañ ne woon départemental dañuy bàyyi mondial bi jàll yàlla dogal na tey fi la Sénégal yem mën naa jàpp ne boog ñun Sénégal suñu mondial yem na fi moo tax nag mën nañ ko programmer à tout moment sur le plan télé phase nationale yi xam nga bu ñu nee phase nationale moom région de Dakar gépp la nga for di demal Kolda te loolu nag kale nañ daj bi muy le 30 août kon dafay jaadu ñu yëgal ko waa Ndakaaru gépp ñu xam ne seen ay doom seen ay frères seen ay jarbaat ñoo jog dem ba Kolda pour représenter Dakar ñu lu ñu mën a apporter soutien sur tous les plans si zahir ak si baatin même sur le plan financier ndax ku ne xam na ne fii Kolda newul fii yëpp dafa sori il faut ay moyens bu ko defee suñu ay joueurs mën a ne dans des très bonnes conditions xam nga ñu ñaanal leen tamit di leen souhaiter joueurs yi même joueurs yi Yoff sax laay wax di leen ñaanal ñoom li ñu nama seen carrière yàlla na leen yàlla may lu kawe seen njortam ndax il est temps quoi ñuy xool équipe nationale ñu naa waaye diw day doomu Yoff la loolu dafa jaadu jot na ñuy lancer un appel toute la population de Yoff comme ni ko gaa waxee ñu jàpp si ñaanal joueurs yi nga xamante ne ñoo nekk au niveau de Yoff di yëngu si nawetaan yi ñu ñaanal leen ba ñu dem comme fii gars yi ne ay Sadio Mané ay Koulibaly et cetera loolu la ñuy ñaan waaw. Cheikh ba tey rek yaakaar naa li ñu dese bëriwul dañuy ñëwaat ci journée le 8 bi ndax man dafa ma soxal trop ndax yaakaar naa journée boobu la ñu woote su ko defee waa Yoff mën a ñëw foofu mën a jàpp ci li nga xamante ne nii mooy équipe bi wax nga ko léegi ndax football dafa laaj ay moyens yu metti yaakaar naa jóge fii dem ba Kolda war fa nekk ay jours dafa metti kon le 8 bi incha allah da nga si war a gën a insister au sa morom président yi au supporters yi xamal leen ne kuy ñëw faaw nga indi sa contribution kuy ñëw faaw nga am loo indaale su ko defee équipe bi mën a nekk si ay conditions yu normales. ni nga ko waxee noonu la dijee ñu ngi boo tàllal suñu ay loxo président supporter comité supporter ASC yëpp comme niñ ko defee woon rek dañu cité woon ne bu ma xamoon seen ay tur comme ni nga ko waxee nii noonu laa koy waxee équipe par équipe mais tey bu ñu woowee ñëpp bu ñu ne ñëpp rek Yoff gépp président supporter bu si nekk war na si mën a gis boppam ndax ku ne xam na ne supporter ak dirigeant ak joueur bët la li si ñuul ak li si weex benn mënu si bàyyi moroom mi kon li gën a rafet mooy nañu ànd booloo doon benn ñu xam ne c'est nous dans nous comme ni ko Alla Ndiaye di waxee journée le 8 boobu nag man maa ngi oo sama mbokki pêcheurs yi ndax man yàlla dogal na si géej lay yëngu comprendre nga géej la ñu ne géej la ñu xam moom la ñuy yaakaar kon dafay jaadu bu ñuy def lu mel ni ma lancer un appel sama mbokki pêcheurs yi ñoom ñëpp ñu ñëw soutenir ñu génn sur le plan financier ku si ne boo amee dërëm sax boo yéene waa Ngaparou au lieu ñuy ŋaaba suñu leket di toppati quartier yi dañu oo toute la population de si pencum Ngaparou du feet nag quoi comme collecte de fonds la comme ni ñu koy waxoon sànq pour ñu ñëw apporter ñu seen soutien sur le plan financier ndax soxlaa nañu ko foofu laay daane li di leen gërëm yéen waa Yoff Mbollo TV ndax lii c'était pas évident yombul bi ñuy def suñu première avant première dañu newoon foofu si studio wu Yoff Mbollo TV yàlla dogal ngeen accueillir ñu recevoir ñu tamit di massawu coono siyaas dama ko fàtte si affaire yooyu ko daloon noonu waaw ñun ñëpp waroon nañ ñëw apporter ko suñu soutien mais dafa nekk ko fekkoon ñu ne si yeneen activité mais comme Yoff la te doomu Yoff la télé bi télé Yoff la ñu ngi ñaan nag mu dem bañ naan télé Sénégal comme yeneen télé yi yéen daal li ngeen na ma yàlla ka yéen a ko xam li ngeen na ma seen mission bi yàlla na leen ko yàlla may kàttan gu ngeen ko àggalee may leen wér may leen kàttan jox leen loo xamante ne ni foogu leen ko woon sax si li ngeen di liggéey nii jaajëf waay di ayca merci beaucoup grand Cheikh ñu ngi yaakaar naa moom sage la saa yu waxee rek kaddu yi dafay rafet loolu saa yu waxee xel dafay dal ndax ñëpp dañuy kontaan ndax wax ju rafet rek lay wax kon nag encore une fois ñu ngi joxe rendez-vous incha allah le dimanche 8 juillet fële ci Ngaparou à partir de 11h Yoff gépp bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi woo ñëpp na ñëpp ñëw ñu daje foofu xam nga du fête comme ni ñu koy waxee waaye fête la ndax dañuy ñëw foo kafre waaye def benn demande def benn collecte laa ko mën a tuddee benn collecte kuy ñëw rek na nga indaale moo xam téeméer la 1000 francs 10 000 la 100 000 loo am rek na nga ko indaale boo ñëwee xam nga ñu dajale ko ak lu mën a doon préparé ASC bi nga xamante ne dafa war a jógee Dakar dem ba Kaolack dem ba Kolda autant pour moi waaye dafa war a préparé final départemental bi nga xamante ne mën nañ ko programmer à tout moment kon nag ñu ngi woo Yoff gépp nañ ci jàpp incha allah su ko defee yàlla mayatuñu ndam ndax may nañu ndam benn ñu bëgg yeneen ndam incha allah bu ñu àndee booloo bokk ndey bokk baay yaakaar naa ne ndam yooyu dinañ ko am encore une fois c'était la télévision Yoff Mbollo TV avec DJ Laye ñu ngi kontaan ci yéen bu baax a baax merci beaucoup à la prochaine